Cette vidéo est sous-titrée par MNK Media. ndeysaan am na benn guddi bu jot a des ci mémoire jullit yi naka la guddi googu demee naka la ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di demee ba Jérusalem baytal Maqdis ngir julli fa ak yeneen yonent yi te ñëwaat ci même heure bi voyage boobu yamul rek sa Jérusalem naka la Muhammad ànd ak Jibril di yéegee ci kaw asamaan yi ngir dajak boroomam mu màgg mi te yan mbir yu yéeme la fay gis bu yonent bi dajak boroomam ñaata julli la ko yàlla di digal ñu koy julli 50 julli naka la ko Muusa di conseillé mu ñaan ngir ñu wàññi ko te ñaata julli lay mujj nekk naka la woote yonent yàlla bi di continuer te naka la islam di propager sa Médine épreuve yi ngi doon gën a yokk ngir yonent yàlla bi alayhi salaatu wasalaam te tiisaangeem ba ngi doon gën a rëy dinañ wax ci benn guddi bu jot a des ci mémoire jullit yi ginnaaw bi yonent bi jullee gee te dem ci kër wu miyaani fi mu tëdd te nelaw ci guddi ci Jibril alayhi salaam ñëw na yee ko yonent bi jóg na te génn na ci kër bi mu doon nelawee jaar na ci kaaba gi te dem na ànd ak malaaka Jibril yonent bi nee na ci moment boobu foofu gis naa ngandi maamu mala monture bu merveilleuse bu yore woon ñaari laaf ab mala la buy transporter yonent yi ak benn jéegoom rek danaa teg tànkam fi bët mu noonu yam yonent bi alayhi salaatu wasalaam toog na ci kaw mala boobu tudd al buraak te ci lëndamaay guddi gi nekk na di naaw jubali Jérusalem baytal Maqdis nekk na voyage bu rëy te magnifique ki gën ci mbindeef yi yéeg ci mala boobu ñu jagleel yonent yi ànd ak Jibril alayhi salaam ci yoon bi yonent bi gis na ay caravane ak ay mbir yu extraordinaire ba ni muy yeggee ci jumaaw Jérusalem bi ci instant boobu waa Màkk yëpp ñoo ngi doon nelaw yëguñu woon dara ci li nekkoon di xew ci guddi googu ak yonent bi mu yeggee ci jumaaw Jérusalem bi yonent bi fekk na fa Ibrahim xaritu yàlla bi moo ngi koy soog a gis dina ne après nit bi mu gën a nduroon mooy seen xarit moom ci boppam la daan wax alayhi salaatu wasalaam te gis na fa tamit Muusa nee na ci moom nit bu njool la brun te sew yore ay karaw yu frisé mu diiree benn nitu askanu Chanwa sa Yemen gis na fa tamit Jésus nee na ci moom nit bu rouge wala gàttul njoolul yore ay karaw yu aplaat yi ci góor ñi ñëpp Urwa ibn Mas'ud moo ci gën a ndur ak moom noonu la leen décrire moom alayhi salaatu wasalaam sa baytal Maqdis diggante ay yonente ci suuf si teddu soos si julli nañ ci ginnaaw yonente Muhammad alayhi salaatu wasalaam mi leen jiite après julli bi andi nañ ko ñaari kaas benn bi meew la amoon beneen bi sàngara ci la yonente bi tànnee kon bi amoon meew Jibril ne ko kon gindi nañ la ci gëm-gëm originel ak tamit sa communauté da nga noo réer yow ak sa communauté boo tànnoon sàngara si après loolu yonente bi dellu na ci lalam ci këru miyaani fi mu tëddoon nelaw guddi gi yépp bi mu jógee ci suba si yëgal na Ummi Ayni ci lu ko jota dal nee na ko ci guddi gi dem naa julli ji ci Jérusalem Ummi ne ko bul wax loolu kenn ndax boo ko waxee nit duñu la gëm te dañ la harcelé ak seen ay kokkali mu tontu ndax yàlla dina leen ko wax te ci suba si ci boppam yëgal na ko waa Xurays nee na leen que ni julli na ak yonente yàlla yi ci jumaaw Jérusalem bi te nekk na occasion bu baax ngir yéeféeri mun ko kokkali nee na nit ñi caravane yi dañuy voyager weerum lumb ngir yegg ba Jérusalem te defar weer ngir ñëwaat te seen xarit ba ngi wax ni def na voyage boobu te julli fa te loolu yëpp ci même heure ci guddi si même julli di seen gëm-gëm dëgërul woon tàmbali nañ sikk sàkk waxu yonente yàlla bi ak seen gëm-gëm ba nga xam ni sax ñenn ñi ci ñoom naroon nañ weddi islaam dem nañ gisi ji xaritam Abu Bakr te ne ko sa xarit ba ngi wax ni que ni tukki na ci guddi si ba Jérusalem ngir julli fa te ñëwaat ci ñun ci même heure bi ak bépp dal Abu Bakr tontu na leen bu ko waxee mooy que ni def na ko dëggantaan man gëm naa ko comme ba mu jotee benn révélation bu jóge asamaan fekk ni mu ngi toogoon sama wet naka laa ko mënee bañ a gëm ci lim leen wax te bi saxaaba yi ànd ak Abu Bakr ak tamit yéeféeri dajaloo wi wër yonent bi alayhi salaatu wasalaam laaj nañ ko lan ngay wax nii yonent bi mi mësul woon visiter jumaaw Jérusalem bi tontu na leen dinaa leen décrire wax leen ni jumaaw Jérusalem bi mel ci ay détaayam te yéeféeri tëkku nañ ko ne ko mënu ko def ñenn ci ñoom mësoon nañ visiter ba pare jumaaw Jérusalem bi yonent bi tàmbalee na leen kon décrire baytal Maqdis ci ay détaayam xeer par xeer dina ne ci mbir moomu ci instant boobu yëkkati nañ image Jérusalem bi sama kanam
kanam comme si que mooy fi woon jàkkaarloog samay bët te saa su décrire benn mbir Abu Bakr daka daan dëggal ci ne certes dëgg ngay wax ba sa yonent bi alayhi salaatu wasalaam naan ko nekk nga ki dëggu ci communauté jullit yi. après yonent bi tëkkuwaat na yéeféer yi ci leeral leen que ni daje woon na caravane sangam ci bërëb sangam mu yab nangam te ka war na yegg màkk bés nangam jaaree ci dëkk bi di caanaan at daam im bi bés bi ñëwee yéeféer yi nekk nañ di xaar te caravane boobu présenté wu na seen kanam ci lu dëggu exactement comme ni ko yonent bi waxee woon. ci noonu lañu renforcer xolu jullit yi te yonent bi bëggoon na ci tukkeem guddi gi te certitude bee doon gañe xolu nit ñi xolu ñi gëm ñi bu dee nag yéeféer yi seen xol yi ngi doon gën a dëgër te wow fees ak een ak mer contre yonent yàlla bi alayhi salaatu wassalaam. histoire guddi googu jeexagul yonent bi alayhi salaatu wasalaam yéeg na sa asamaan yu gën a kawe ànd ak malaaka jibril alayhi salaam foofu gis na mirage bi amul dara lu gën a rafet loole yonent bi jóg na ci suuf si jubali ci asamaan yi ànd ak malaaka jibril mi ko daan ubbil buntu asamaan yi asamaan bu nekk amoon na ay gardien ak ay surveillant ci malaaka yi nee nañ koo kan la mu tontu man la jibril te kan mooy nit ki nga àndal mu xamal la malaaka yi laaj ko jot na révélation yi ba pare waaw ci noonu buntu asamaan yi tijjeeku nañ ngir kan ngir yonente yàlla bi alayhi salaatu wasalaam lan mooy honneur boobu def ni buntu asamaan yi tijjeeku ngir suñu yonente bi ba muy dund. dugg na ci asamaan bu njëkk te gis na fa benn nit bi nga xamante ne ruu yi dañ daan ñëw ci wetam bépp ruu bu jóge ci yaram da daan dem ci wetu nit kooku nit ki da daan bég bu jotaan ruu ba gëm yàlla waaye da daan tiis bu gisaan ruu bu salte te weddi yàlla yonent bi laaj na jibril kan mooy nit ki mu tontu sa maam la aadama ci la ko yonent bi jege kon te nuyu ko maam aadama fay na ko ci ne ko dalal ak jàmm woo doom bu yiw dalal ak jàmm woo yonent yàlla muhammad la woon alayhi salaatu wasalaam. après loolu continué na yéegam ngir yegg sa ñaareelu asamaan te saa su ne buntu asamaan yéegi doon tijjeeku ngir moom te saa su ne ay malaaka ngi doon ñëw di ko nuyu di ko dalal ak jàmm ak accueil bu chaleureux sa ñaareelu asamaan dajak na fa ak ñaari cousin yi di Jésus doomu Mariam ak Yaxya doomu Zakaria ñu ñëw nuyu ko ci ne ko dalal ak jàmm oo frère bu yiw dalal ak jàmm oo yonenti yàlla après continué na yéegam ba ci ñetteelu asamaan te foofu gis na fa nit bu rafet ak taar bu extraordinaire te ñàkk yam ak dara yonent bi laaj kan mooy nit ki woo jibril mu tontu yusuf la doomu yaqub c'est le noble fils di noble fils di noble fils di noble yusuf la doomu yaqub doomu isak doomu ibrahim si la ko yonent bi nuyoo kon te yusuf nee na ko dalal ak jàmm oo frère bu yiw dalal ak jàmm oo yonent yàlla. après yonent bi jógaat na ngir yegg sa ñeenteelu asamaan te foofu gis na fa Idris alayhi salaam yonent bi tari na kon li yàlla waxoon ci Idris te yëkkati nañ ko ci rang bu kawe ñoom ñaar nuyonte nañ après yonent bi alayhi salaatu wasalaam continué na ba juróomeelu asamaan te gis na fa benn nit bu yore sikkim bu weex ci la yonent bi laajee Jibril kan mooy nit ki mu tontu nit bu askanam bëgg lool la Aarun la alayhi salaam doomu Umraan nuyonte nañ ñoom ñaar te Aarun nee na ko dalal ak jàmm oo frère bu yiw dalal ak jàmm oo yonent yàlla après yonente bi alayhi salaatu wasalaam continué waan na yéegam ba ni mu yeggee juróom benneelu asamaan te kan la dajek foofu Muusa la alayhi salaam nuyonte nañ te Muusa nee na ko dalal ak jàmm oo frère bu yiw dalal ak jàmm oo yonente yàlla. après yéeg na ci juróom-ñaareelu asamaan fi mu gis benn nit bu wéeru ci benn kër ban kër la woon albayd almamour la maison peuplée bés bu nekk 70 000 malaaka dañ fay visiter te benn yoon rek lañ leen may ngir ñu def ko buñ fa xasee ba ñëw dootuñu fa ñëwaat laajte na moom alayhi salaatu wasalaam kan mooy nit ki wéeru ci kër gi Jibril tontu sa papa la Ibrahim xaritu yàlla bi ci la ko nuyoo kon te Ibrahim fay na ko nuyoo ci ne ko dalal ak jàmm oo doom bu yiw dalal ak jàmm oo yonente yàlla ci étape boobu la suñu yonent bi noppee ci di tase ak yeneen yonent yi amul benn yonent bu mës a dépassé limitu asamaan soosu bu dee nag suñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam continué na yéegam ci juróom-ñaareelu asamaan ba ni muy yéegee ci benn limite bu nekk frontière univers bi moo ngi tudd Sidraat al Muntaha jujubier de la limite xoolama garabu siddéem bu rafet boobu.
bi ñu yeggee ci limite boobu Jibril alayhi salaam mënatul a continuer. bu dee nag Muhammad continuer na di gën a yéeg dina ne ci bërëb boobu gis naa Jibril mu fees ak vénération ak ragal ci boromam taxaw taxawaay bu jub xocc. foofu la ajana nekk amul benn yonent wala malaaka bu mës a yegg ci limite boobu. yonent bi continuer na di yéeg te gis na ab leer. ban leer la nee na ab leer la bu ma xañ ma gis ko. wax na directement ak boromam sans intermédiaire waaye leer bi mooy nëbb kanamu suñu borom. dina nekk ni su yàlla màgg mi dindee leer bi nëbb kanamam mbindeefu univers bi yëpp dañ tàq ci leeram. xoolal ma ndaje boobu ndajew suñu borom ak kim bëgg lool xaritam kim fal Muhammad la alayhi salaatu wassalaam. sa juróom ñaareelu asamaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ak boroomam jotu ko mën gis nee na ab leer moo ma tere ma gis ko. xoolama ndaje bu rëy boobu xoolama kàddu gu rëy googu. si asamaan soosu yàlla maa gi mi digal na suñu yonent bi ak suñu communauté bi jaamu bu gën a rëy mooy julli. yàlla maa gi mi digal nañu loolu ci kaw juróom-ñaari asamaan yi te digal na 50 julli si bés bu nekk. sa julli ba sa fajar ba fajaru bés bi si topp suñu borom digal na si 50 julli bu nekk amoon na lu ëpp benn inclinaison. bi mu nangoo ndigal boobu te si yoonu ñibbi bi yonent bi romb na si asamaan yi Muusa alayhi salaam nekk. Muusa mi ko laaj li mu jot si suñu borom yonent bi tontu na digal na ma julli te ñaata julli la digal. yonent bi tontu 50 julli. dellul si wetu sa borom Muusa moo wax ndax askan duñu mën a dékku loolu. Muusa nit bu bienveillant la woon si askanam ak si bu Muhammad alayhi salaatu wasalaam. looloo tax mu wax ko dellul si sa borom ndax askan duñu mën a dékku loolu ñaanal yàlla mu oyofal yan bi. si la yonent bi delloo kon si boromam ñaan ko mu oyofal yan bi ci askanam te suñu borom bi daan déglu ay ñaanu yonenteem wàññi na julli 50 yi def ko 40. bi mu delloo Muusa laajaan na ko ñaata la léegi 40. Muusa ne ko delluwaatal ci sa borom ndax askan duñu mën a dékku loolu te Muusa waxoon na dëgg. yonent bi dellu na kon ñaani allégeance suñu borom te julli yi wàññi nañ ko ba 30. te noonu la demee saa su ne yàlla daan nangu ñaanu yonenteem di wàññi par 10 li ñu war a julli ba ni julli di yeggee 10 et puis finalement 5. te yonent bi dellu na gisi ji Muusa mi ko laajaat ñaata julli la léegi yonent bi ne ko 5. Muusa newaat ko delluwaatal ci sa borom ndax askan duñu mën a dékku loolu. ci instant boobu yonent bi nee na fu mu toll nii rus naa dellu ñaanal yàlla ngir mu wàññiwaat ko. yàlla maa mi defal na ko faveur ba pare ci wàññi julli yi 50 ba 5. yonent bi dina ne par la suite képp ku motal juróomi julli yooyu ak gëm-gëm te yaakaar récompense suñu borom dinañ ko fay comme si que motal na 50 julli. kàddu yàlla maa mi changé wul mukk. dëgg la ni juróomi waxtu lañ war a julli waaye dañ ko fay comme 50 comme ni ko suñu boroomu màgg mi digalee woon bu njëkk. lu gën a te encore jëf ju baax ji dañ ko multiplier par 10. yàlla màgg mi bëgg na ko obligation boobu di julli ñu digal ko te joxe ko bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam riñaane. après riñaanam gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam gën na yokk ay effort ngir woo nit ñi ci yoonu yàlla bu màgg mi. devise am moo nekkoon woneel kon ci lu leer liñ la digal te méthode am waxal sama baata ngi nii maa ngi woo nit ñi ci yoonu yàlla man ak ñi ma topp ñu ngi basé wu ci ab preuve bu leer nañ subhanallah te bokkuma mukk ci bokkaalekat yi. yonent bi alayhi salaatu wasalaam jéem na profito ci saison wu xaaj bi ak ci yeneen occasion wu ndaje yi ndax ci ndaje yooyu askani ci boppam dañ naan dem en masse sa kaaba ga ngir xaaj ak ngir ziyaare te yonent bi alayhi salaatu wasalaam joxe na lépp ngir woo nit ñi ci islaam dem na sa Mina ak tamit ci yeneen bërëb ci occasion yoo ngir daje ak askan yépp benn par benn te bu yeegaan rek ci benn askan daan wonewu moom ci boppam comme ku yuuxu ci mbooloo te da leen daan woo o askanu diw yàlla màgg mi yónni na ma ci yéen ngeen jaamu ko moom kese te bañ ko bokkaale te ngeen bàyyi yi ngeen koy bokkaale ak seen idole ak seen statut xeer yi te da ngeen a war a gëm sama mission bi ak li ma leen di wax te jàppale ma ci mission bi dajak naag askan par askan tribu par tribu individu par individu ci seen biir tànt yi ak ci seen ay siège te moo ngi àndaloon ak Abu Bakr as-Siddiq yal na yàlla bég ci moom. amoon na benn nit bu leen daan topp comme niñ ko décrire nit bu gàttoon la yore ñaari létt yu wàcc seen mbaggam
dafa jëloon sol benn yére waadeen te bu yonent bi jugaan ci bërëbu askanu sàngam nit ki daan jaaraat ci ginnaawam te ne askan boobu yéen nit yi kii ni ñëwoon fii di wax ak yéen sama jarbaal la moo ngi leen di digal ngeen weddi Laat ak Uzza suñu yàlla ak tamit jinne yi ngeen di liggéeyal te nekk ci lu bon moytu leen ci di ko déggal wala sax di ko déglu waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam continué na di woo nit ñi ci yoonu yàlla bu màgg mi sans lijjanti ay noonam wala say obstacle ci yoonam woo nit ñi ci yoonu yàlla bi am mission la bi mu war a motal ak lépp lu munti jar. yonent bi alayhi salaatu wasalaam continué na invité nit ñi ñu topp yoonu yàlla mu màgg mi ci seen ay tànt ak ci seen ay ndaje waaye saa su ne dañ ko daan dàq te bañ invitation ci islam ci moment boobu la yàlla mu màgg mi soppee histoire askanu jullit yi yonent bi dajek nag ci jamono jooju ay nit yu mu laaj yéen ay ñan ñu tontu ci askanu Xasaraas bi lañu bokk ci seigneur juif yi waaw ci la leen yonent bi laajee kon mën naa toog waxtaan ak yéen waaw desal ak ñun dañoo baaxoon ak moom ci la yonent bi toogee kon ak ñoom te tàmbalee na leen exposé islam après mu woo leen ngir ñu topp yoonu boroomam bi te li leen yonent bi doon wax neexoon na leen ci instant boobu yàlla def na en sorte que yeneen nit dugg ci diineem ay nit la woon yi nga xamante ne amoon na seen biir ay jaamukatu xërëm nee nañ seen biir xanaa juif yëgaluñ leen ni que ni jamono ji moo nekkoon bu benn yonent di feeñee juif yi dig nañ leen ñoom bu amul benn sikk sàkk kon bu leen nangu mukk ñu rivaliser ak yéen wala ñu njëkk leen ko topp ci lañ gëmee kon yonent bi ak mission jàng nañ fondement wu islam yi te ne oo yonent yàlla amul benn askanu arab bu xam ay xuloo yu ndur ak yu xew ci suñu askan ci diggante ñaari askan yi di al-Aws ak al-Xasraj amoon na ay xuloo yu yàgg ak benn rivalité meurtrière nee nañ yàlla nañu yàlla jubóole ndax yow. bi leen yonent bi jàngalee islam ba pare dellu nañ ci seen dëkk bi di Yafrib fi ñu naan tey Médine ci biir dëkk boobu amul woon benn kër bu daan woon wax ci yonent yàlla bi ci saison Hajj bi ci topp 12 nit waa Ansaar ay nitu Médine lañ partisan yonent bi ñëw nañ daje ak moom ci biir dëkk bi di al-Aqaba ñëw nañ ngir prêter serment d'allégeance ak yonent yàlla bi alayhi salaatu wassalaam benn serment biñ tuddee serment d'allégeance yu jigéen ñi te la moo tax ñu tuddee ko noonu ndax nekkul woon question wu xeex ci serment boobu def nañ serment waat ni que ni door ñu bokkaak la teg ma ko yàlla ak dara te dinañ déggal yonent yàlla bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw bi ñu prêter serment ak yonent bi te gën a jàng diine bi ñibbi nañ seen dëkk ànd ak Mus'ab ibn Umayr mi nekkaat ambassadeur bi njëkk ci histoire islam ab jeune la woon bi màggee ci luxe ak ci confort Makka te dëddu na ginnaaw bi mu nekkaatee jullit dund bi ci àdduna ak ay tentation lu gën a ti encore gàddaay na sa Médine moom kese bañ a ànd ak kenn ngir jàngal ña fa dëkk diineew yàlla màggi mi ba mu yeggee sa Médine benn nit bu tuddoon Asad ibn Zurara moo ko dalal benn noble waa Ansaar la te ensemble ñoo ngi doon jàppalante ngir woo nit ñi ci yoonu yàlla bi amul benn këru Médine bu Mus'ab demul ngir jàngal ña fa dëkk alxuraan ak ngir expliquer leen fondement islam yi suba ngoon yëgal na nit ñi ci diinewu yàlla bi ci waxtu bu nekk ak ci bërëb bu nekk woo na nit ñi ci yoonu yàlla wu màggi mi li koy def ambassadeur bi gën ak waaraatekat bi gën ci diinewu islam benn bés Mus'ab ànd ak Asad ibn Zurara ñu ngi doon jàngal benn groupe bu nit islam ci noonu rek ñaari nitu noble Yafrib Saad ibn Mu'ad ak Usayri ibn Udayr ñu duggul woon ci islam li Mus'ab ak Asad doon def metti woon na leen ci la Saad newee Usayri da nga war a dem wax ak ñoom ci noonu ci la demee gis Asad ak Mus'ab te ne leen lan ngeen ñëw def ci suñu askan yéen a ngi yàq suñu feebal yi te soxoroon na bon seen kanam ci la Asad tontoo ba nga toog déglu lu ñuy wax doo ci jëlee dara lu metti ci di déglu ay kàddu yi lay mën a neex dans le cas contraire dañ satisfaire sa désir mu tontu li ngay ma proposer raisonnable na ci noonu Usayri jam na lansam bi ci suuf toog ak ñoom te nekk di déglu li Mus'ab doon wax nekk na di ko wax ci islam ak di ko taril alxuraan ci moment biñ ko tarilee alxuraan bi kanamu Usayri bi tàmbalee na soppeeku kanamam bi soppeeku na te leer na kàddu alxuraan yi laaloon na ko te bi tari bi jeexee Usayri nee na li ngay wax ni yéeme na te rafet lan lañu war a def ngir dugg ci seen diine bi mu tontu amul dara lu ko gën a yomb dangay sangu fóot sa yére te wax seedewu gëm-gëm bi après nga julli ñaari raaka
dellu na ci Saad te bi ko gisee nee na ndax yàlla mu ngi ñëwaat ak beneen kanam bu mu yorul woon ba muy dem. avant moo ñëw ci xaritam bi Useyri waxoon na Asad ak Mus'ab maa ngi nii di dem ci Saad mi nekk chef bu mag ci askanam bu duggee ci islam askanam bi yëpp dañ ko topp. ci la delloo kon ci Saad te ne ko demal gis ñaari nit yi te déglul seeni kàddu. Saad jubali na kon ci ñoom te ne leen lan ngeen nekk di def yéen a ngi yàq suñu faible yi xanaa waxuñu leen ngeen yam. ci la ko Asad tontoo toogal ak ñun te déglul bu la loolu neexee nga nangu ko sinon nag dinañ arrêté li la neexul. mu tontu li nga ma proposé yenu na maana. ci noonu Saad toog na ak ñoom te Mus'ab taril na ko alxuraan bi te moo ngi nii yàlla ubbi na xolam ci islam te moom tamit kanamam gi changé na. wax na jugement bu juste te dëggu avant moo dem gisi ji waa askanam te ne leen o doom Abdallah Charlie lan ngeen ma considéré. ñu tontu yow yaay suñu chef yow yaa ki gën si ñun bu dee ni ngir jël ay décision la te yow yaa ki gën a sage. si la ne tere naa sama bopp wax ak kenn si yéen muy góor wala jigéen tànk duggoo leen ci diine bi te gëm yonente yàlla bi. ci noonu askanam bi yëpp dugg nañ si islam te gëm yàlla ak yonenteem. noonu la islam propagé sa Yafrib loolu tàmbali na ak benn groupe bu ndaw si askanu Hazraj bi te yonente bi alayhi salaatu wasalaam bàyyiwul ma ko askan par askan ba ni serment wu d'allégeance ak waa Ansaar yi di amee te noonu la islam propagé ci Médine bi yëpp. jullitu Ansaar yi maanaam waa Médine amoon nañu rendez-vous ak yonente yàlla bi alayhi salaatu wasalaam ngir prêter beneen serment d'allégeance. benn serment bi ñu tuddee le serment d'allégeance de la grande Aqaba te loolu waroon nañ ko def durant saison hajj bi. jullitu Médine yi génn nañ ak yéeféer yi fas yéene def hajj bi sa Makka. si ñoom amoon na kenn seen chef bu mag bu tuddoon Al-Bara ibn Ma'rur. ci yoonam sa Makka bañ na julli jàkkaarloog baytal Mahdi sa Jérusalem ndax nangulu woon ginnaaw kaaba gi di julli. ñi ma àndaloon ñoo ngi ko doon jéem a digal mu julli waaye bañ na te ne naka la ñuy mënee woon ginnaaw kaaba gi. yegg nañ sa Makka ñoo ngi tolloon 71 góor ak ñaari jigéen. ñoo ngi tolloon 73 jullit ànd ak ay yéeféer ngir motal hajj bi sa Makka. waa Makka yëguñu woon ni que ni jullit yooyu bokkoon nañ ci ñi ñëwaaji si. Al-Bara ibn Ma'rur ak Kaab ibn Malik dem nañ gisi ji yonent bi ngir laaj ko ba xam mënoon a nekk ñu julli jàkkaarloo kaaba gi. mësuñu woon gis yonent bi bu njëkk si lañ laajee kon benn nitu Makka biñ tase ci yoon bi fan lañ mënee gis Muhammad. mu tontu xam ngeen ko déedéet. xam ngeen Al Abbas waaw kon di ngeen ko fekk mu toog ak Al Abbas wetu kaaba gi. Al-Bara ibn Ma'rur dina ne après jubali nañ ci kaaba gi te gis nañ Al Abbas mi ñu xamoon bu njëkk ndax Al Abbas commerçant la woon bi daan ñëw souvent Médine te foofu toog nañ ci wetu yonent yàlla bi. yonent bi laaj na Al Abbas xam nga nit yi. Abbas tontu waaw kii ni Al-Bara ibn Ma'rur la chef bu mag la ci askanam te keneen ki Kaab ibn Malik la. Kaab ibn Malik poète bi waaw moom la. Kaab ibn Malik dina ne après duma fàtte mukk moment yooyu béggoon naa ci gis ni que ni yonent bi xamoon na ma ba pare. Al-Bara ibn Ma'rur dina ne ci lañ laajee kon yonent bi bu fekkee ni mënoon a nekk ñu julli jàkkaarloo kaaba gi. ci la yonent bi tontoo am nga benn xibla ba pare kon dalal li doon signifie que ni dafa waroon xaar te continuer di julli jàkkaarloog Jérusalem. Al-Bara dina ne ci lañ delloo kon ci suñu campement. fi ñu waroon daje ngir serment d'allégeance mooy Al Aqaba ci ñaareelu bés bi après sacrifice bi ginnaaw bi benn pàcc ci boo xaajee guddi gi ñett jàllee te que ñi ngi doon nelaw ci seen ay campement. julliti dem nañ ci Al Aqaba 71 góor ak ñaari jigéen dem nañ discrètement seen rendez-vous ak kan ak ki ñu bëgg lool alayhi salaatu wassalaam ngir benn serment buy changer le cours de l'histoire. génn nañ ay xaaju guddi ku nekk ci sa campement sans kenn yëg lu xew du ñi àndaloon ci yéeféer te du tamit waa Makka. ci pet dox nañ ba ni ñuy yeggee ci benn tund sa Aqaba fi ñu dajeek yonente yàlla bi alayhi salaatu wassalaam ngir prêter serment d'allégeance. yonent bi alayhi salaatu wasalaam ànd ak nijaayam Al Abbas mi nekkagul woon jullit waaye bëggoon na dalal xelam ci jarbaatam. Al Abbas mi dajek waa Ansaar sa Aqaba nee na leen yéen nit yi xam ngeen considération biñ jox Muhammad dañ ko mës a aar ci ay noonam ak képp ku ko mës a bëgg a def lu bon. boo leen ko bëggee te nangu ko mun ngeen ko dalal ak yéen ci seen askan waaye à condition ngeen assurel ko kaaraangeem sinon bàyyi leen ko ak ñun kon. ginnaaw bi mu paree tontu nañ ko pare nga ci li nga amoon lay wax Al Abbas waaw yaa war
war a wax léegi o yonente yàlla mën nga wax li ñu bëgg a wax yonente bi ne leen nangu naa seen serment ak condition ngeen aar ma comme ni ngeen di aaree seen propre jabar ak seeni ay doom waa Ansaar tontu lu gënati lay doon dañ la aar comme ni ñuy aaree suñu dund ci boppam dinañ la gën a aar que suñu ay jabar ak suñu ay doom ay jàmbaar yu xarañ lañ yi te ngànnaay yi benn nitu waa Ansaar bu tudd Abulaay tam jóg na te ne o yonente yàlla am nay lien yu bari diggante ñun ak nit yi dafa bëggoon wax ni que ni amoon na ay pacte ak ay contrat diggante ñoom ak juif yi am na ay lien yu bari diggante ñun ak nit yi waaye dinañ désengagé wu na nga ñuy abandonné te dellu si sa waa askan bu yàlla defee nga triomphé te yëkkati la si nit yi ak si araab yi yonente bi tontu si yéen laa bokk yéen ngeen bokk ci man seen deret mooy sama deret te seen destruction mooy sama destruction dinaa xeex képp ki ngeen di xeex te dinaa nekk si jàmm ak ki ngeen am ak jàmm waa Ansaar bëgg nañ te prêté nañ serment d'allégeance ak yonente yàlla bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam tànn na si ñoom 12 délégués 9 si waa Xasraj ak 3 si waa Aws te après décidé nañ dem ñibbi seen dëkk waaye balaa ñoo tas te ñibbi kan moo for nopp si serment boobu kenn si seytaane yi la ci noonu seytaane bi nekk na di yuuxu ci kaw tund Al-Aqaba bi oo yéen si seen biir kër ak si seen ay colline xam ngeen ni que ni Muhammad ak ñi gëmul dara ñi dajaloo nañ ngir xeex leen moo ngi doon yuuxu ngir ñëpp mën ko dégg te nit ñi nekk nañ di wër fi yuuxu bi daan jóge waa Ansaar laaj nañ yonent bi lii lan la yonent bi tontu seytaane waa Al-Aqaba bi la ndax yàlla dina la lijjanti yow noonu yàlla bi waa Ansaar ne danga bëgg ñu lijjanti ko oo yonent yàlla déedéet jotaguñu ndigal ngir def ko te digal na leen ñu dellu ci seen ay campement ci suba bi ci topp waa Xuraysi jot nañoo for nopp serment boobu te nekk nañ di leerlu information boobu ci wetu seefu Xasraj yéeféer yi ci seefu Xasraj yooyu amoon na Abdallah ibn Ubay ibn Salul te bi waa Xuraysi ñëwee laaj est-ce que dëgg la ni que ni da ngeen a signé benn pacte ak Muhammad ngir xeex ak ñun Abdallah tontu na déedéet li ni mel du mës a am sama waa askan duñu mës a def loolu sans que ñu laaj ma sama avis te waa Xuraysi gëm nañ kàddu yooyu te dem ñibbi yéeféeru Xasraj yëguñu woon serment boobu bu dee nag waa Ansaar dellu nañ sa Médine ak ay njiit seen kanam 12 délégués yore seen biir xol drapeau islam ci mbébétu sanc nation bi njëkk ngir jullit yi ginnaaw bi ñu prêté serment d'allégeance ak jullitu Médine yi ci pet naka la yàlla mu màgg mi di digalee jullit yi ñu gàddaay te naka la gàddaay boobu sa Médine di demee bu yéeféeri yëgee loolu naka la ñuy dajaloowee te naka la Iblis ci boppam di soppale ko am màgget ngi mën a fekkee réunion boobu lan la ñuy décider ci réunion boobu xanaa rey Muhammad alayhi salaatu wassalaam naka la ñuy demee ngir rey ko te mbaa yonent bi dina leen rëcce ngir mën a dem gàddaay moom tamit ànd ak Abu Bakr sa Médine loolu la ñu gis ci épisode 12 bi di ñëw insha allah Muhammad alayhi salaatu wassalaam li moo nekkoon épisode 11 bi bu fekkee neex na la bul fàtte nga aimé vidéo bi partager ko ak sa xarit yi ndax ku nekk war na xam jaar-jaaram bu fekkee nag yaa ngi soog a seetaan suñuy vidéo xamal ni kat ci chaîne bi vidéo am solo rek la ñuy def kon abonné wul gaaw activer cloche bi comme ça vidéo bu ñu dugal rek da nga am ci sa YouTube directement wasalaam pour nag ñi nga xamante ne dañoo bëgg ñu defal leen ay publicité ci chaîne bi moo xam ci njaay bi ñu nekk liggéey bi ñuy def service bi ñuy joxe wala ci seen entreprise woote leen gaaw ci 77 773 94 83 su ko defee ci ay njëg yu yomb nga am ay clients yu bari kon nag bul tardé wooteel gaaw